ci ticket li mu jaay ci ticket laajal promoteur bi laajal Fallou di ko nuyu en passage kon ce qui veut dire promoteur bu la tëgal du ko rëccu waay samay combat Fallou moo wa tëgg laajal Fallou Ndiaye rek moom Fallou Ndiaye sa baay la Fallou Ndiaye sa nijaay la sa grand la sa paa la maa ngi koy nuyu di ko siyaar sa 3 combats yëpp moo ko tëgg moo tëgg sama combat yëpp booy li may mobiliser di ko jaay non bi passé masi combat yi passé ni mu demee la sax parce que kon booy am na ñoo xam ne nii ñëwuñu lañ doon football ok mais buñ ñëwoon non mais say supporter yow maanaam promoteur bu la tëgal combat doo ko delloo ay ticket non ñun duñ doobee noonu delloo ticket loolu suñu gàcce la ñun duñ delloo kenn ticket promoteur da ngay jaay ticket yi ba mu mat ba mu jeex versé ko ay bolok laa la wax ay bolok da nga mën a jaay ay bolok neel benn bolok booy ki daa mën a jaay ñaari bolok booy booy bu tuuti bi daa mën a jaay ñaari bolok trois blocs sax xeeb na ko. 3 blocs yaa ngi dugal sa bopp nag parce que dañ leen di tëgal combat léegi andi leen fi 3 blocs da ngeen obligé jaay ko par force bii passé 3 blocs yi dafa jeex. laajal Fallou c'est bien est-ce que xam nga ne nag kon yow sa combat ak Liss Ndiago ku ko tëgg def ko grand combat sax dañ ciy génn lu garaaw da nga ciy génn total boobaa da nga xam ne Liss amoo ay supporters aha kay bu samouraay ñëwee non aha kay ak bari supporters boobaa man dama leen di noyé si supporter da nga leen di noyé si supporter ce qui veut dire bu ñu génnee 5 quarts nga génnee 10 quarts 10 quarts dama leen di double du ma fi sequma ñoom ay ñetti quarts ñeenti quarts de booy voilà sequma ñoom loolu voilà kon daal gars yi nañu xam ne un nouveau phénomène est né waaw Karbala dikk na bu Rio Karbala bu Rio mi ngi ci seen biir seen kaw mi ngi seen kaw mi ngi seen kaw mi ngi seen kaw Karbala bu Rio mi ngi seen kaw voilà qui est clair adversaire yi yéen a moom loolu waaw waaw xam nga fi mu nekk nii ci ngay defee émission ci biir quartier bi ni nga koy def mais tey jii gis nga lii doon nawetaan bu xewee ba ASC bi war a génne di def dafay wax ne que la ca gars yëpp comprendre parce que moom bërum tëngi ndeysaan bu demee ci loowu ASC doo ko xam nga loolu maanaam moo jëkk a rafet ndeysaan waaw bu demee mukk ci loowu ASC doo ko bërum tëngee daf koy wax nit ne leen dafa war a neutre nag dafa war a neutre loolu dafa nekk loo xam ne d'une part dafa war a neutre parce que ASC yi am na fa supporter fu ne am na supporter fu ne mooy li mu wax léegi nee na combat bi passé nii dafa am wax waa Colobane nii di bëri ji am wax la laa demee waa cëw leen war a fu ko de loolu moo waral ay supporter am manqué te lu mu gàtt def na 4-4 yoo xamante ne tabu nañ seen 4-4 génne nga 4-4 ak ay oto yu ndaw ak ay Jakarta comment yi passé génne nga 4-4 dinaa def sama enquête de parce que dama ñëw fi nga naan rek man ma gëm ko génne nga 4-4 te 4-4 yi doyul gars yi dañ doon tàncaloo man mag laa du ma wax ci ay caaxaan bala ngeen xam ne xale bi li muy wax moo am suñu amaatoon beneen combat ñu tegee fii 8 quarts ba 10 dinañ ko feesal voilà qui est clair wax ji leer na kon daal instant bi waaw kon daal yow wax nga say frère seede nañu say grand seede nañu kon gars yi nañu xam ne Karbala ñëw na voilà non kii moom place super lay taxaw kii moom place super lay taxaw mais ba tey ci question réponse ah rakk ji gars yi maa la ñu tuuti ah wàññi leen coolu tuuti mbër question bu ma lay posé ni yow bokkoo ci ah lamb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëri lamb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëri déedéet question bi moom bokku ci moom mi ngi loge maak moom ñu ngi loge yow bokkoo ci kan nga gën a naw ci bëre lamb ji wërngal këpp mbër bu am 2 combats ba mbër bu am 30 combats lamb ji waaw Papa Yada Assane Diop alias Papa Yada moo si dàq bëre di ko ñaanal xam nga yàlla ko yàlla yërëm taxare ko àjjana waaw moo dàq bëre ci lamb moo dàq bëre ci lamb ji waaw de toute façon yàlla nañu yàlla lafal cat di ko ñaanal xam nga mu tëdd gënal ko fu mu jógee daal amiin ñu frère bu baax la woon dañ doon xam nga jàppale si côté yëpp man mii dafa am fu ma jaar ak moom wallaay man mii dafa am fu ma jaar ak moom di ko jaale yaayam 100% Rio bi yëpp Badou Mbaye di ko teg si loxo Badou Mbaye ndeysaan bëggee waa 100% mais daal Papa Yada daal jàpp nga ne moo dàq bëri ci lamb limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci lamb ji Papa Yada ak kan Papa Yada la waaw Karbala ban man bokkoo ci yow yaa ngi loge booy limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci lamb ji xoolal sa waay mi ngi lay souffler ay réponses ci suuf Papa Yada waaw Modou Lo l'actuel roi des arènes doomu dangu bu Songane Gueye Ronaldinho bu Guy Mouride
mu des benn Tidiane Faye bu non Tidiane Faye bu Lansar wala bu Tidiane Faye 2 Tidiane Faye 2 Salif bu Songane Gueye ñii ñoo dàq bëri ci làmb ji d'accord raka ji bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër bëre fit entraînement gàllaaj entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci làmb entraînement moo si gën entraînement moo ci ëpp solo mën a bëre am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo ci ëpp solo nga ne ma entraînement moo ci ëpp solo waa disons léegi yow nga war a bëri ji un jour sa jour combat ñu woo la téléphone ne la allo Karbala dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi fi benn bi wala doo bëre ban ngay bàyyi sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj damay yóbbu sama bëre ban ngay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj gi ñett yi nga yóbbu nga bàyyi benn bi gàllaaj ngay bàyyi nga yóbbu bëre bi fit bi entraînement bi nga bàyyi fi gàllaaj gi est-ce que du sa waay moo la jox réponse bi dafa am ñaanu ndey moom dafa am ñaanu ndey ñaanu dëkkandoo moo waral galaaj la fii bàyyi jaajëfatee jaajëf gàllaaj ngay bàyyi nga yóbbu bëre bi waaw c'est bien gàllaaj ngay bàyyi nga yóbbu bëre bi fit bi entraînement bi nga bàyyi gàllaaj gi d'accord léegi disons lan moo tax mënoo bàyyi bëre bi bëre bi mënu ma ko bàyyi parce que dina la toll foo xam ne nii doonatul doole doonatul fit bëre rek moo fa mën a génn moo tax mënoo bàyyi bëre bi lu tax ba mënoo bàyyi entraînement bi entraînement bi mën nga dem boo mënee bëre te amoo entraînement am fit amoo entraînement boo demee boo dajee ku la dàq ku mën bëre ku am fit am entraînement da ngay sonn boo dajee ku la ëpp doole da ngay am jafe-jafe lu tax mënoo bàyyi fit bi mooy lépp lépp looy def te àndoog ci fit doo dem fit bi moom mooy lépp voilà question bi leer na réponse bi leer na ba tey ci question réponse rakk ji bi nga dalee seetaan lamb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat bi la gën a marqué ci lamb combat Modou Lo Balla Gaye bi Modou Lo Balla Gaye aller ou retour retour bi boobu la gën a marqué ci lamb boobu moom xam nga Modou Lo da di sama idole waaw leer na ni ñëpp jël bu xasaw la ko Balla Gaye daan jël bu gën a waay yow non Modou Lo mësul daanu jël bu mel noonu da di sama idole mais ma xamal benn affaire année boobu dafa def lu garaaw jël bi gën a soof ci ay jëlam ci la daanu année boobu jël bi gën a rëy ci ay jëlam moom la daan aussi ci année boobu loolooy problème dafa garaaw est-ce que gis nga loolu Balla Gaye da kaa humilier daan ko mu dem jëli bëre combat royal daan Eumeu Sène avec la manière jël couronne bi kon Modou beneen affaire la mais Modou Lo Balla Gaye deuxième combat bi boobu la gën a marqué ci lamb yow sa wàll bopp bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex sa carrière ban victoire moo mu gën a neex sama carrière waaw bi passé fee la jóge ci ginnaaw la jóge xaw ma kan moo ko wax ci ginnaaw est-ce que yow la yow yaa choisir wala yow yaa choisir parce que xam nga rek daa am nu mu fa demee woon victoire bi sa diggante ak Bouba moo la gën a neex sa carrière bi nga daa am nu mu demee quoi mais jarul wax d'accord mais aussi bi nga dalee bëre mbapat ba arène ban défaite moo la gën a metti sa carrière sama premier combat arène sa diggante ak Michael bu Pape Diouf boobu la gën a metti sa carrière ba tey doy naa ko 2 jours combat boobu 2 jours bëggoo défaite non bon bëgguma défaite victoire rek ndam parce que bëree daan ñibbi ñii ndam lañ xam xamuñu leneen lu dul ndam kàcce biñ dëkk la ndam lañ xam xamuñu leneen jaajëf esprit boobu la ñuy doxee saa su ne je comprends mais aussi bu ñu fa jógee ma génn tuuti ci làmb ji dugg sa vie privée est-ce que da ngay seetaan football daal yaakaar naa Real laa si seetaan de ak Sénégal ban équipe ngay supporter man Real ngay supporter Real Madrid ngay supporter la Maison Blanche moo tax nga weextaal nii xaw mel ni mayo Real Madrid nii may la ma tuddi gars yi may la ma tuddi Real mooy sa équipe léegi da nga may limal 5 joueurs Real Madrid instant bi nii joueurs yu nekk Real Madrid booy xoolal man forcé wu ma la Liverpool forcé wu ma la Bayern dama la laaj ban équipe mooy sa équipe ban équipe ngay supporter nga ne man Real n'est-ce pas gars yi may la ma tuddi waaye may la ma tuddi waa ji tànc naa ko ci point may la ma tuddi limal ma 5 joueurs Real Madrid Toni Kroos ci ginnaaw la jóge may ma tuddi Toni Kroos ci ginnaaw la jóge Luka Modric ñëwal sa waay génn ci waay bàyyi laajuma la waay Carvajal ñëwal waaw kan Toni Kroos Luka Modric Carvajal ak kan Vinicius bokkatul ñëwal booy 5 joueurs laa la laaj ñu avancé jot naa la ñaata 3 Carvajal nga ma jox Luka Modric Toni Kroos des na 2 Busquets man xoolal mu ne Busquets gis nga xamu ci dara instant bi yéenay wax rek muy yow Busquets mi ngi Barcelone Busquets nekk Barcelone nga ma Busquets mais booy Busquets bokkul laaj naa la ci lamb
laaj naa la ci làmb instant bi xaw naa génn tuuti ci làmb yi question bi foog nga génn ci 5 joueurs Real Madrid Busquets mi ngi Barcelone yaa may dégg Carvajal nga ma jox Luka Modric Toni Kroos ñoolu des na ñaar Bajel man kii Bajel ak Benzema Karim Benzema waaw du est-ce que du fee la jóge dara jugal fi man maa ko wax de non Benzema bi dafa mel ni fee la jóge maa ko wax ah ci yow la maa ko wax des na benn ñëwal Karim Benzema Carvajal Luka Modric Toni Kroos mu des benn Hazard Eden Hazard non yow Real Madrid ngay supporté booy non wër na yow ndaanaan nga sama équipe la mais kan mooy sa joueur àdduna wërngal këpp kan mooy sa joueur sama joueur waaw àdduna wërngal këpp nag laa la wax waaw waay sama joueur fii laa génne fan la fii su quartier bi nu mu tudd Rabiot jox ma benn joueur Rabiot Ngolo Kanté Rabiot français la Ngolo Kanté français la Pogba Mamor lañ koy wax kay da ngay tudd seen tur Pape Samba boo ma ne Rabiot sama xel ci Adrien Rabiot lay dem ay Pape Samba Pogba nga may tuddal ma benn joueur waxuma la sa équipe de waxuma la nga classé ma sa équipe kan mooy sa joueur ki joué nawetaan ki joué championnat wa ki joué feneen ak feneen kan mooy sa joueur Pape Samba mooy sa joueur ban fa lay joué kooku Real lay joué wala Barcelone lay joué fa la jëm fa la jëm fii la dëkk mais foofu la jëm fa la jëm Pape Samba samay futur pro Pape Samba waaw gëm nga ni mën na dem ba signer un contrat pro tof la da koy signé dafa mën football macha allah ban poste lay joué kii lay joué latéral droit la gauche wala droite latéral droite moom lay joué mais gëm nga ni war na mën a dem bay concurrence day concurrence inshallah dem bay dalante gars yi ca kaw dem bay football Ligue des Champions Pape Samba waaw mais dara gëm sa bopp rek waaw may la ñu tudd affaire bi da ngay déparé ci 0 am 1 2 dem ba 100 yaa may dégg am na fi ñoo xam ne bëgguma tudd ay tur équipe nationale Sénégal am na ñoo xam ne fii lañu nekkoon fii Cambérène gii di football ci suuf seeg yooyu noonu tey instant bi ñu ngi football équipe nationale kon sa Pape Samba moomu noonu bu ko gëmee moom tamit du ñàkk un jour gars yi toog fi di ko seetaan Ligue des Champions loolu day am pourquoi pas ak ñoom gars yëpp jeex na gëm sa bopp rek ba tey ñu jóge foofu bu ñu ñëwaatee fii kan mooy sa waykat kuy way nga kontaan man danay waale yee laa de gunóy en Faramaren nga wala ak El Hadj Diouf yéen jox ma kenn kan mooy sa waykat kenn bàyyi ma jël El Hadj Diouf kon El Hadj Diouf ancien mooy sa waykat d'accord El Hadj Diouf mooy way nga kontaan ba tey ci question réponse ba tey ci question réponse waaw comment may la ñu tuuti rek supporters yi xam naa ne ñoom dañoo excité quoi benn instant bu ñu jël si waatee fii ba tey kan mooy sa comédien préféré waaw ko xam ne mënoo ko muñ non waaju baax daf may daaj waaju baax mooy sa comédien préféré waaju baax moo lay daaj ay manière am laa mënul muñ d'accord lan mooy sa coob sa plat préféré lan la plat préféré waaw yaa sa ginaar dama ko bëgg yaa sa ginaar xoolal bi nga koy wax da nga cee boole arñi quoi da nga cee boole non dama ko bëgg yaa sa ginaar lii laa war def mooy sa coob yaa sa ginaar sa plat préféré loo am li may lekk ceeb bariwul cere laay ëpp lu may lekk benn instant fan moo la gën a neex Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban bërëb à part Rufisque fan moo la gën a neex Sénégal Grand Mbao foo am ci Sénégal Grand Mbao moo la ko dàqal question suivant bi Sénégal bokku ci ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi Angleterre waaw foofu moom bëgg naa ko da ngay rêvé dugg ci anglais yi waaw dem mbaado dugg ci Hooligans yi non daa ma laal Londres rek dem dugg Londres da ngay rêvé loolu maa ngi koy rêvé ba tey question bi leer na réponse bi leer na rakk ji instant bi may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ci njëkk a def lan laa si njëkk a def waaw tabax si ay jàkk waaw dimbali si ndew di doole yi waaw xam nga dimbali si sama waa koñ waaw sama waa dëkk waa Tëngéej parce que man objectif boobu la am dimbali néew di doole yi loolu laay rêvé loolu sa objectif jaamu si yàlla daal tekki loo am séddoo ko jaamu yàlla yi waaw loolu mooy sa objectif question suivant bi ni ma wax ak yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi lan nga fiy jële mbirum homosexuel mooy lan borom ñaari tur yi borom ñaari tur mooy lan mooy Modou Modou yi borom ñaari tur yi boo man boo ne ñaari tur sama xel ci Modou Modou lay dem tur bee xaw ñu jële fi Modou Modou yi non lan nga fiy jële ñi jigéen ñi ñi mooy lan góor jigéen da ngay tudd affaire yi mu leer sama question dafa leer góor jigéen nga fiy jële benn baat da nga naan jëlee leen fi góor jigéen benn baat dañuy question suivant bi ba tey ci question réponse rakk ji bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund ban jour jour boo xam ne da nga kontaan xool sedd ba nga yëg ko ma lay wax ni de instant bii ni moom boo sa dëgg yàlla li ma neex
ñëwagul. non mais am na booy minimum dund nga 20 ans ci àdduna waaw lu mu dee mës nga am mbégte ak bànneex ci àdduna bul sonal sa bopp reste à savoir nga jël ko nangu koo séddoog nit ñi wala nga bañ koo séddoog nit ñi mais jël ci benn rek séddoo ko fan seeg supporter yi. waaw mooy bi may génn rek. waaw comme bu may bëre ji ba ñëw. waaw gis koñ bi ñu am ndam. waaw gis koñ bi maire yi paa yi xale yu ndaw yi. ñëpp kontaan surtout xale yu ndaw yi kontaan. loolu daf may. day seddal sa xol. damay touché billaay ko loolu. dem bëri ji daal ñu bisi ci koñ bi gis ñëpp kontaan Billaay. maire yeeg xale yeeg boo yeeg sa morom yeeg ñëpp di sibile ay kontaan waaw trop. d'accord question suivante bi ba léegi dama naan bi nga juddoo ba tey meex ak yow ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. waaw xam nga rek mooy ma war a teral ndey teral baay xam nga ñu nekk si ay situation war leen teral gis nii ñu am problème ma war ko faj man ma ko fay loolu moom te ngay góor damay góor doon xale xam nga ñu yaakaar si man ma war te leen ñu jur teral la te fi ñu man la war a ma ko. juree yar la yor la ba nga toll ni nga toll ngay xëy di gis sa waajur am problème boo xam ne yow war nga koo mën a lijjanti te fekk sa am mayu la ko mayu la ko loolu da lay métti. day metti trop te mënoo xam nga dem di jëli alal jàmm ak yooyu noonu. question dugg bi si leer gaal déet yooyu ok du ko def. réponse bi leer na question bi leer na réponse bi leer na ba tey dama naan Tëngéej Tëngéej war ngal këppan Tëngéej gis nga fi ay jeunes espoirs yoo xam ne war nañ mën a téye làmb ji un jour bu baax gis nga fi ay jeunes espoirs yoo xam ne war nañ mën a dem bay fay ko 100 millions gis naa la bu baax a baax fii ci Tëngéej waaw waaw comme kan ak kan ñoom ñëpp rek ah déedéet xam nga déedéet ñëpp kay mënuñoo tekk ci làmb damay limal rek ñëwal jox ma quelque ay espoirs yoo xam ne jàpp nga nit ñi mën nañ téye làmb ji premier si man mais yow moom yaa ngi loos yow ñan nga gis ne yow jàpp nañ ñi war nañ mën a téye làmb ji Gamou Gueye Gamou Gueye waaw. njoogu bu jokkul Gamou Gueye Gamou Gueye gëm nga ni mën na téye làmb ji champion la man li ma leer ba leer mooy kafu ci réew ci ndaanaan man moom loolu leer na ma ndaanaan mën a bëre mën a xeex soxor booy dafa soxor day raak Gamou Gueye la lébu la mais gëm nga ni mën na téye làmb ji da koy teewe ji incha allah ak kan doomu dangu doomu dangu beneen waaju soxor aussi le Le gaucher gaucher magique le gaucher mooy bàyyi bul sonal sa boobu gaucher bi Gaucher bi boo man doomu dangu bu ma koy nuyu sara mooy mootu gaucher maa la ko wax Gaucher jàpp moom gars yi door ñuy daan la fi nekkee waaw. mais gëm nga ni mën na téye làmb ji day teewe ji làmb incha allah doomu dangu Doomu gëm nga ni day téye làmb day teewe ji làmb incha ak allah kan Tidiane Faye Tidiane Faye numéro 2 numéro 2 8 ans daanuwul waaw 8 ans daanu 8 ans def te ba tey gars yi nanguñ koo jël ba tey gars yi nanguñ koo jël premier combat am la daanu diggante même Mbacké Faye en 2013 waaw on est en 2021 2021 ça fait 8 ans daanuwul naanaan la gëm nga ni mën na téye làmb ji day teewe ji làmb incha allah yow sa wàllu bopp yow mbër yi nekk ca kaw mbër yi téye làmb ji kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëre ak moom Modou Lo sama idole l'actuel roi des arènes da ngay rêvé bëre ak Modou Lo moom da ngay rêvé dem ba dalanteeg Modou Lo dañuy dalante sax da ngay rêvé un jour reporter bi ne attention Modou Lo à gauche Karbala à droite arbitre bi sifflé na génn na seen diggante da ngay rêvé loolu Modou Lo jëlee na ko dugal na ko coup duma naa ko Duma- Karbala duma na ko daan na ko ah loolooy wax ji waaw Karbala waxal duma na ko daan na ko loolu yaa koy wax loolu moom yaa koy wax man fi ma yem mooy arbitre sifflé na génn na seen diggante Modou Lo dox na ci kawam Karbala duma na ko daan na ko ah loolu la waaw. loolooy wax ji loolooy wax ji. mais xam nga li lay yóbbu ci niveau bi Modou Lo toll waaw xam Modou Lo naa niveau ba mu toll xam naa ko lan moo la fay yóbbu parce que fii dama lay jox lu ndaw rek fii dañ fi gis ñoo xam ne nii ay champion yu fi doon bëre ñoo xam ne nii dañ jël yoon bi xam nga am lu leen gàllankoor gis nañ lépp ñi xam nañ jël yoon bi lii moo leen di yeggale fee ñooñu lañ topp yu dëggal sa bopp gëm sa bopp liggéey entraîné jox cër ñi nga dëkkal ñi Joxe say mbokk cër. xale yi nga yërëm leen jaajëf xam nga jaajëf am ñaanu waajur te aussi bañ a war jaajëfate Loolu looloo boo leer ko defee. te loolu lépp yaa ngi ci Lépp donc maa war ngi moom ci. baaxul non war yàlla ci baaxul yàlla musal war moom mbër yàgg na fee yéeg bañ ne dem na nga jékki-jékki gis ko muy wàcc fekk war moo ko teg yàlla nañ ci yàlla musal moom wax dëgg yàlla gis nañ ko fi waaw Yàlla kon ci nag yàlla. war baaxul yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal dernière question lan mooy sa mbébét ci làmb ji moom bébét si làmb ji mooy fii gars yi toll mu weesu ko rek ñu si kaw dem bay bëreeg ñoom dem ba tee roi des arènes ok tee ko lu yàgg tee la couronne def lu fi kenn masul def Boy. loolu laay rêvé booy yow couronne bi moo la fi bàyyi moom fi bàyyi def roi des arènes ba pare tee ko nag maintien ko jël couronne bi indi ko Tëngéej waaw dugal ko Médina waaw loolu mooy sa objectif Mooy sama- loolooy sa mbébét ci làmb ji waaw voilà qui est clair
xam naa ne damay faral di wax naan série dem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la waaj nañ émission bi ñaari yoon muy fausé mais tey moom dama laa tànc moom tey moom dama laa jàpp ci point maa waroon dem sax noonu la open press ba nga waroon dem open press bu Queens noonu la fa demee xam naa moom dina comprendre moom it dimanche la war a bëri ñaanal ndam digganteem ak Double Moteur di ko ñaanal ndam dimanche à l'arène nationale rakk ji damay faral di wax naan série dem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la tey tey question yi fii laa koy yemale lan ngay tàggatoo waaw di xam nga di gërëm rek samay ñi ma doon jàppale avant tout damay gërëm samay supporters xam nga samay frères laay wax ak samay sœurs ñoom laay njëkk a gërëm di gërëm paa yi dëkk si koñ bi ak si dëkk bi xam nga ak maire yi ak xale yu ndaw yi di gërëm samay waa staff ma si lim quelque rek xam nga Papa Ndiaye ñuy toog Papa Gueye Ousmane Ndoye xam nga Daaya Ndong xam nga Go Baye bu xam nga Baye Gana Kora xam nga su ma limee rek damay juum quoi di jaale suñu benn grand boo xam ne ni moo ma doon jàppale depuis temps xale ba léegi si ay entraînement ñu koy wax Ama Ndaw ñu koy wax 50 yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana 50 ci jàpp moom moo décédé ci accident bi accident su kii Sonko bi léegi nag dama bëgg nga génnal ma ko di gërëm sama benn père boo xam ne nii aw ma fayam kooku lu mu métti combat bu tafee damay laajal benn bloc jàppale ma muy kan père Doudou Diallo président SOS maa lay siyaar di la sant bu baax di la gërëm di gërëm Séga Ndoye jàpp na si combat moom day jàpp samay combat bu baax a baax di géej gi gërëm kii nu mu tudd Seydou Diouf moom tamit aussi tamit day jàpp samay combat bu baax a baax Albé Ndoye maire Albé Ndoye xam nga maa ngi gërëm xam nga Lamine Diop maa ngi gërëm ñëpp luñ jàpp doyul mbër bu ndaw loo ko jàppale doyul nañuy jàpp ci bloc yi tamit ñu siy jàpp nekk si koñ bi dana woon sax du ma tudd turam kuy def lu baax tuddal turam tuddal turam ma bàyyi noonu kan la ci tuddal turam boo xoolal kii moo la ne bul non même promoteur bi kii ndaw la rek Ndiaye Sall maa ngi koy gërëm aussi même promoteur bi kii ndaw la dafa war a taral yaay taral baay waaw da nga koy jàppale dimbali ko te xam ne kii sa doom la sa rax la sa lépp la Fallou moom suñu papa papa gën a jàpp ci ay combat am xam nga te xam ne bu bëree ba pare dafa war a taral ay waajuram tamit nga gën a jàpp ci ay combat am loolu leer lay ñaan quoi loolu leer na parce que xam nga day métti quoi day métti ci booram trop day si jàpp quoi yàlla baax na di gërëm sama ménagère Mame Ñaaw di gërëm waa 100% yow bi yëpp xam nga ngeen gis wax ne di ko teg si loxo Badou Mbaye kooku mooy l'infatigable di gërëm sama waa écrit Songane Gueye gars yëpp di jël nuyoo di ko teg si loxo Baye Ma Ndiaye sama coach Baye Ma Ndiaye waaw kooku Baye Ma Ndiaye moo la indi keroog ak ndaanaan keroog ñëwul mais xam naa nekk si ay xat-xat jaajëf mbër yëpp ti yàlla fay Rambo xam nga góor gi étudiant xam nga ñëpp daal ñëpp boo ne ñëpp rek mooy ñëpp yaa ngi ziar ñëpp école de Songane Gueye yaa ngi ziar ñëpp voilà noonu la fa demee te ngee cat ba cat aha mais grand mu am benn waaw moo naa toog bu émission bi jeex du ma si wax wër na suba ba day ñëw wër na parce que man papaam la waaw papaam ñu woo pap ndeysaan kon papaam la aha kay kon su ma si waxul day ñaaw man dama si su ma gën a kaay ni man su ma gën a insisté mooy discipline waaw xale la ndaw la mais wax dëgg ne yàlla li mu wax loolu moo nekk ci moom moom ñoo bokk benn kër ñoo yeewundoo benn kër sànq li mu combat moom avant muy ñëw fii chaque jour may bëri moom xam nga wax loolu dafa am yar dafa am cër man soo gisee ma di ko bëri moom sax moom daawul wax masuma di xool ma wax muy wax du am mais maa koy def jàpp ko di ko bëri moom yu kenn xam donc bëgg mu firi suma kanam yar moo ko may li mu am li mu la wax dëgg la sànq posé ko benn question boobu bu ko waxul man maa koy wax sama bopp li ko gën a métti si lamba ji mooy premier combat parce que premier combat man dawuma ko lamba ji moom buy bëri ji man fi laay toog def sama ñaar di ko ñaan yàlla moo dina mais ni ma ku seetaan lamba ji xool combat bi ni mu ko bëree nga xam ne moom moo andi jumte boppam waa ji jumloo ko parce que waa ji mënu ko ëpp si kaw gën ko ëpp ko poids nga di ko mboot parce que ñun na si bëri xam ne si tuuti foofu lay juume parce que boobu naagul te li ma wax dëgg la man nag fi may gën encore di wax fukk de jeunesse la merci beaucoup gis nga ñun fii booy bi mën am lu nekk si kantine si borom bi te yàlla na ko yàlla def parce que fi mu jëm si lam su ko bàyyiwul maam moom ñoo bokk kër day xëy fajar dem entraîner bu ba cegee ay 11 heures mu dem entraîner su toogee 5 heures soo na équipe maam yaa ma dégg dem entraîner kon kooku
lu mu am mérité na ko man bu doon dem entraînement man na kan boole mu kii dama nga kan yaa ngi fiñale de sport li si gën a am solo mooy entraînement sànq yow aussi tu as fait des propositions yoo xam ni nga dégg si wax si moom te li nga wax yëpp dëgg la gis nga lamb li si ëpp solo mooy amal fit mën na bëri li si des ay détail amal fit amal bëri te la mu ngi si moom ndaw la de wallahi azim kii dañuy ñaan yàlla na ko yàlla jëmale kanam yàlla na ko yàlla may ndamam yàlla sedd guy ba yàlla yeneen am topp si kii mooy Papa Ndiaye Papa Gueye ngi nii ñoom it ñoom du ma sax ñoom ñi fi toog ñëpp. mafia bi bëri mafia booy yi gis nga mon frère juru combat bi boo yow boo ñëwoon seeram day daw wallahi azim ni ñuy defee Balla Gaye ak Modou Lo tali bi fii ba Bassa lépp ay nit paa yi maire yi ndaw ñi seeram day daw donc moom mel nag moom moo ko liggéey moom mi moo ko liggéey moo jël ñëpp jox leen li mu jox bàyyam moromu bàyyam mu jox leen ko lii si moromu ndey mu jox ko moromu ndeyam lii ci ay moromu mu jox leen ko lii si ay rakam mu jox leen ko donc moom mi man su ma wax moom sax su ma xool day jeex parce que xam nga su ma xool di tooy parce que dama ko xam ñoo bokk benn kër di yewandoo benn kër lu nekk si mu xam naa ko ku baax la ku jub la falu ali jàmm donc nag yaakaar ji mu am si lamb yàlla bu yaakaaram tas yàlla nay dem bay bëri ay millions moom la ñu Pape Gueye yi ñi mu ànd ay sabi yàlla na yàlla nekk seen ginnaaw ñu ànd ak ñoom ba yaa ma dégg ñu nekk parce que 7 minutes merci beaucoup sama gars yi waaw gis ngeen de papa moo doon wax noonu waaw kon dama naan rek benn instant l'émission tire à sa fin sama gars yi allo waaw kaay non kaay ma jël kaay non kaay rek waaw garaawul donc garaawul mën nga ceene garaawul sama gars yi dama naan rek kon l'émission tire à sa fin tey ñoo ngi woon c'est pas grave mon frère dama bàyyi beneen yoon nañ tëj tey rek sama gars yi damay faral di wax naan séeréer dem ci benn épisode gis ngeen tey ñoo ngi woon fii ci Rufisque ko ñu Mérina ñëwoon seet si l'espoir de Rufisque l'espoir de l'école de Luc Songane Gueye en l'occurrence Karbala mi ngi nii mbër maa ngi xammee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax waratul sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii kàlla mais fu mu sumeekoo taxaw ci géew dañ ne Karbala mi ngi nële nee na mbëri mi ngi ñëw dal seen kaw moom moo ko wax mi ngi nii nee na mi ngi ñëw dal seen kaw kon waajal leen parce que mi ngi ñëw gis nga nee na jàpp sifaay moom lay def kon waajal leen parce que mi ngi ñëw promoteurs yi aussi dama leen di lancer appel dee leen ñëw di ko seet si di ko jox ay combat muy dugg ci làmb ji di bëre parce que il dispose de tout ce qu'il faut lépp lu ñuy laaj ci mbër mi ngi ci booy bi lépp lu ñuy laaj ci booy bi lépp lu ñuy laaj ci mbër mi ngi ci booy bi kon dee leen ñëw di ko seet si di ko jox ay combat muy dugg ci làmb ji di bëree di wane boppam parce que instant bi pare na pour jëlaat combat de waaye staff bi supporters yi ñu ngi taxaw frère am ñu ngi taxaw instant bi pare nañu pour na combat taxaw bëgguñu dul combat taxaw jour ji ñu dem stade yëngal ci kaw moom mu matal ko ci suuf kon ñëw leen jox ko combat mu dugg ci làmb ji bëree wane boppam Karbala bu Rufisque ñu nekkoon sama invité